jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur OTV ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal danoo wàcc nag si marché bi ginnaaw tente yi nga xam ne jot nañ ko installé fii nii jaaykat yi nga xam ne ñoom ñoo ko occupé danoo jàpp ne nag prix bu leen ko joxee dafa cher jigate ay cadre daal di koy wax ki nga xam ne nag moom moo di maire bi donc très rapidement dañuy daal di avancé xool ñi nga xam ne ñoo occupé li nga xam ne moo di tente bi taataan si ñoom ay kaddu jéem a xool aussi ginnaaw loolu ban réaction dana fa seen a teg pour signaler maire bi nga xam ne nag moo fi toog ni bâche bi tente yi nga xam ne jox na leen ko dafa nekk loo xam ne nag lu cher la soxna si nuyu naa la. maa lay fay sëñ bi. tur bi naka la. maa ngi tudd Aminata Gueye ñu may wooyee Amine Ndoye. ginnaaw bu ñu fi installé tente yi nga xam ne nag dafa jur polémique ndax yéen da ngeen jàpp ni dafa cher alors loolu yan explication nga ñu si mën a indil. sëñ bi maa ngi lay ziar ndax kaddu yi am na solo boo xoolee coow li bëri na trop ci Wakaam parce que daanaka Wakaam bi yëpp presque ñu ngi koy nekk di wax plage cher yi affaire bu initiative bu am solo ngeen ñëwee fii. loo xam ne ñëpp a ngi koy jooy xamuñu fuñ koy jooyee Thiendooy nekkoon na fi musul def 100000 francs Bathily Diallo ñëw na fi musul def 100000 francs bon Aziz bu defee 100000 francs dina jaaxal waa Wakaam parce que dañ jàppoon ne Aziz bu ñëwee fii waa Wakaam seen rongañ dina fer mais nu mu comporté ak waa marché Wakaam ñun waa marché Wakaam la ñuy wax bi Aziz faloo ba tey ñun mësuñu am bànneex naqar si naqar bi gën a mag nag mooy tante yi man j'avais parlé à Mampa dès le début ma ne ko Mampa mu ne ma ne ko bul indi tante yi loué leen ñu terre bi mu ne non c'est-à-dire taw bi moo tax patati patata expliqué ma ne ko Mampa soxlawuñu tante loué leen ñu terre bi mu ne non taw bee tax fii day tooy man je savais que bu ñu indee tante yi dinañu ko loué lu cher mais je vais parler à tous les Wakamois ne leen place yi nekk marché Wakaam ñu ko loué 100000 francs je vais bien répéter 100000 francs la ñu loué place yi. 100000 francs par tente wala. 100000 francs par tente la ñu loué place yi 100000 francs dàq ñu fi ñu dem ba pare bàyyi ba affaire bi des 20 jours nga loué nit ki 100000 francs fii jamono bi tollu réew mi metti na ba nga jënd xaru ba nga jënd xar jënd yére jënd dàll jënd say doom sans compter xaru tabaski ñëwagul nga jël place yi loué ko 100000 francs metti na trop parce que au moins bu ñu ko defoon 25000 sax bu ñu ko defoon 25000 muy 50000 sax on peut tolérer ça parce que fii du marché HLM. marché HLM nit day jóge Parcelles ñëw nit jóge Yoff ñëw nit jóge Grand Dakar ñëw mais quant à marché Wakaam waa marché Wakaam dong ñëw fii jënd war nañ am tuuti compréhension jàppale nit yi xam ne lii mosu fee am te c'est la première fois mu am fi nag. alors si wàllum répartition tente yi nan lay demee par benn nit moo koy occupé wala. dañ ne tente bu nekk 3 personnes moo koy occupé tente boo xam ne 3 mètres de long 3 mètres de large 3 personnes nan la fiy jaayee xoolal ni ma lalee nii. xool leen ni ma lalee nii est-ce que 4 personnes mën a toog ci tente bi c'est impossible mënul ne c'est impossible loolu ay marché HLM ñoo ko mën a def même marché Pikine bii rek defuñu 100000 francs mais pourquoi pas marché Wakaam di def 100000 francs man nee naa Aziz yow laay waxal directement nee naa Aziz bi nga faloo ba léegi waa marché Wakaam mosoo leen satisfaire naqar sur naqar vraiment nag ñu on n'attendait pas ça de toi xaaruñu woon loolu ci yow dañ jàppoon ne boo ñëwee suñu rongañ dina fer mais li ngeen def nii ñaaw na trop Wakaam waa yëpp ñu ngi koy ñaxlu damay romb ci mbedd bi sa nit dama seen place yi 100000 francs la ma ne ko effectivement mu ne ma mais Aziz bett na ñëpp man xam naa ne Aziz lii du moom moo ko def mais lii day yàq étiquette u Aziz parce que bëgg nañ Aziz mu faluwaat une prochain mandat mais nu ñu débuté nii day yàq étiquette u Aziz mais waxtaan leen seen biir négocier leen. ñun mën nañ fay case bu nekk 50000. alors ginnaaw Aziz est-ce que yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey si tente yi d'accord ngeen si loolu noonu. comme par exemple j'ai pas bien compris. ginnaaw mairie bu mu daganee pour yéen ngeen fay li nga xam ne moo di 100000 est-ce que yéen da ngeen d'accord ci loolu. mais ñun d'accord guñu. léegi lan ngeen fas yéene def. dañ ne carrément dama woo ñi may liggéeyandool fii yëpp ne leen 3 heures tey dañuy dem mairie dañuy def mouvement bu mag ñun ñi fi jaayee yëpp. dañuy dem mairie Wakaam on va essayer de négocier avec eux parce que ñoom bi ñuy jox tante yi xam nga lan la ñuy wax boo leen bëggee ngeen jël boo leen bëggul ngeen dem amuñu benn tolérance bi ñuy def tante yi laajuñu ñu suñu avis bi ñuy def seen i prix laajuñu suñu avis moo naa Mampa ne ko tante yi bu ko fi monté loué leen ñu terre bi comme ñeneen ñu doon loué ndoxu taw bi ñun dinañ négocier suñu bopp ñu ne dañ ñu koy forcer bi nag mooy liñ ñu def nii loolooy wax bi. voilà ñun ñëpp ay Wakaam waa lañ liggéey moo ñu tax a jóg mais Aziz nu mu tàmbalee nii ñaaw na trop rafetul dara. donc seen premier plan d'action mooy tey si ngoon ca mairie ba. tey si ngoon 3 heures j'ai convoqué tous les gens qui vendent ici au marché Wakaam on va partir à la mairie de Wakaam 3 heures ñu xool ndax dinañ am résultat am déet. kon nag kàddu gi leer na Aziz dégg na ko. sëñ bi nuyu naa la.
waaw maa lay fay. tur bi naka la. Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye tey danoo wàccoon ci marché bi ginnaaw tente yi nga xam ne installé nañ ko fi mu commencé indi problème nu fas yéene tente bu nekk da ngeen di fay li nga xam ne nag moo di 100 000 francs yéen d'accord leen ci loolu alors loolu aussi ban jàng si mën a def. njàngat bi de mooy que ne ñoom ñoo ñu mën a dawal yërmande parce que depuis Korité bu léegi avant Korité gi fi lañ nekkoon di daan suñu doole di fi taqal di fi for suñu warsëg fii mosuñu fee dagg place 20 000 francs yaa ngi dégg Korité bi nag Korité bi nag si lañ ñëw avant Korité bi si la ñuy yëkkati après Korité bi si la ñuy yëkkati ñu ñaan leen may leen ñëw ba Tabaski même Korité bi sax ñun 15 000 francs lañ dagg place bu nekk 15 000 francs léegi bi mu demee noonu après ñu ñaan leen may leen ñu bu ñu tabaski bu pare ñu jóg parce que dañ ne dañu soxla fii parce que dañu nekk si liggéey waaw loolu moom xel nangu na ko parce que liggéey bi moom liggéeyu ñëpp la buñ liggéey ñëpp lañ liggéeyal dëkk bi ñëpp la jagal dëkk bi bu baaxee ñun ñëpp ay gis suñu bopp loolu macha allah loolu moom am na solo loolu waaye bi mu demee noonu ñu ñaan leen loolu ñu ne nag loolu du mën a nekk parce que dañuy liggéey depuis boobu léegi defuñu fi dara defuñu ko fi yaa ngi dégg ñun tamit depuis boobu léegi ñun dañuy galweeru yor suñu njaboot xam nga am ñu boot suñu ginnaaw ay boppi bopp benn bopp boo gis fii ay fukki bopp a bootu si ginnaawam mu yaakaar ko depuis boobu léegi dañuy galweeru liggéeyuñu métti na trop dañu taxawaal depuis boobu ba léegi ba tey bu fekkoon sax ñoom kane dañu xamal carrément avant ñu ne ñu kat carrément ñun tabaski dañ leen dagal 100 000 francs kon loolu après balaa di tabaski bi ñun ñu mën koo préparer waaw képp koo xamante ne ni dagg 100 000 francs arrangé wu la nga xool feneen avant waaw mais dañoo xëy ba tabaski ne këtëj ñu jonn képp ku nekk Sénégal xam nga effectivement tabaski ni mu mel si suñu réew mi. alors ginnaaw loolu noonu gi jot na am ba pare yéen tey ji da ngeen di obligé ànd ak ñoom si 100 000 francs yi nga xam ne ñoom loolu noonu wax wala dafa am leneen loolu ñu fas yéene def si suuf. non ñun moom 100 000 francs yi moom ànduñu si tey ànduñu si suuf bañuñu ko dañ koo yorul. léegi lan ngeen fas yéene def. ñun li ñu fas yéene def mooy que ne ñun suñu bëgg-bëgg mooy lan ñu defal ñu wàññil ñu ko jàppale ñu entre ñun ay citoyen lañ si réew mi lañ dëkk yaa ngi dégg ñu wàññil ñu affaire yi defal ñu ko 50 000 francs 50 000 francs yooyu noonu sax am na ñoo xamante ne nii wër na Seydouna Mouhamed attanuñu ko parce que yow mën ngaa dégg place su 50 000 francs li ngay wàcc si bagage du mat 40 000 wala 30 000 francs waaw ñun nag moom lii lañ bëgg ñu defal ñu ko 50 000 francs 100 000 francs yi bañu ñu ko dañ koo mënul buñ ko mënul tamit ñu xam ne loolu la yàlla dogal ñu bàyyi leen nag seen i place parce que comme ñun amuñu doole ay néew si doole lañ ñoom ñoo ñu féeteel kaw war ñoo dawal yërmande di ñu noggatu amuñu ci pexe waaw noonu daal la demee te may baalu ñëpp ak waaw tey jégal ñëpp ak waaw lu si jub suñu borom la lu si dëng sama matadi la waaw jàmbee matul asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ bi nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay bu baax waaye ñu ngi lay bu baax te di la siyaare. tur bi naka la. Massamba Sarr la. Massamba Sarr nga nekk si marché Wakam gis nga tente yi nga xam ne mairie bi nañ ko fi indi tente bu nekk ngeen si war a fay li nga xam ne moo di 100 000 francs mu mel ni yéen loolu d'accord leen ci parce que nee ngeen dafa cher trop alors donc tey jii ban réaction nga mën def ci prix bi nga xam ni mairie bi jot na ko pour ngeen mën a fay li nga xam ne mooy tente yi. waaw loolu nga wax dëgg la ndax tente yi dafa cher trop te it ñi nga xam ne ñoo ko installé li nga xam ne moom lañ ñoo waxoon ca début ba ak biñ ko installé ba pare dafa bokkul ndax ki nga xam ne moo ko jiite dafa ñoo waxoon nañu tente yi 50 000 la ñu koy joxe mais biñ installé ba pare boo ko ne jàpp mbaaram ci la commencé ne léegi 100 000 francs moom lañ koy def tey ci suba nii léegi nii bi ngeen di egsi la ma benn agent maire wax ne ma maire nee na dana ci wàññi bu ne 10 000 francs léegi def ko 90 000 mais teewul dafa seer ba léegi ndax ku ne xam na ne ñoom dañoo calculer ne fii ak 20 jours moom lañ fiy nekk mais 20 jours yi du ci yàggee ci 20 jours yi ngay jaay parce que da nga bu desee Wakam bu desee 5 jours ci ngay door a jaay normal kon mbaar yi ci 5 jours rek ci nga liggéey boole koog ku ne xam ne dëkk bi ni mu demee bagage yi ni mu seere nga bëgg a génne 90 000 francs wala am loo bëggaat ci bagage yi ak loo yóbbu sa njaboot ku ne xam ne seer na ca it maire mboolem ñi nekk ci mbaari bu dee 100 personnes lan mën na ne 80 yi moom lan watteeloon kon mënoon nañu def ak ñeneen bokkut ak nii mu ñu doxalee ak ñun tey maire dafa war a jàppale population dafa war a jàppale population bu baax a baax ndax ñun bu fi nekkee ñun ci ñun la ko yàlla jaarale kon war nañoo gën a mën a jàppale bu baax ca mbaar yi bi ñu ko installé waxtaanuñ ci ak ñun dañoo jekk rek ne dañ koy def ay mbaar def ci courant nangam la leen koy luyee ñu dem ba installé ba noppi ne léegi nangam lañ koy luyee
doon na loo xam ne lu ñu naqari torop la képp ku nekk ci mbaar ne la lii naqariwu ma day wax la ko neex même dëkk bi sax da ngay dajeeg nit mu ne lii ñaata lañ leen ko liyee nga ne temps mu ne loolu dafa seer loolu ñëpp xam ku ne xam na ko waaw. c'est top alors donc tey jii bu fekkoon da nga jàkkaarloog mairie bi wala benn boo da nga jàkkaarloog maire bi wala benn agent bu nekk ci mairie bi tey jii lan ngeen di njëkk wax si moom ak ginnaaw loolu aussi ban réaction ngeen war a mën a def ba mairie bi xam ni kat tante yi lu cher la. waaw agent yi moom comme li ñu leen di wax ñoom ñëpp rek kenn ku fi ñëw ku ne dañ lay wax lii seer na ñun nag bokkuñu ak ay comme ay asalem ay tileen nangam maa ngi jéggul sax ci turu marché yi may tudd noonu daal mais da ngay gis marché yoo xam ne ay jàppante dafa ay sànni xeer ay taali puna naat maire bi lim def ñun su dañoo yarewut noonu ay taalibe yarewut noonu comme que daje nga yàlla boole na laak nag ñoo xam ne xamuñu xuloo xamuñu xeex damaa jàpp ne lépp looy def da nga koy woo nga waxtaan teeg ñoom ne leen man de dama leen a bëggoon a defal lu mel nii bëggoon leen ko luyee nangam ndax dana leen arrangé ñu xool waxtaan ba jubóo mais maire bi amul lenn loo xam ne lu muy defal la ñun ñuy jaay ci biti waxtaan ceeg ñun duñ ci wax day jekk rek def même bi ñu fiy jëlee sax dañoo bindal kéeg ne bis sàngam na ngeen fi jógee waaw léegi te nit boo koy jëlee fenn da nga naa ko dama laa bëggoon a jëlee fii nga mu ne la fu ma jëm nga ne ko béréb sàngam laa la jëmee loolu lan xamoon ci kuy dimbale population bi ndax ñun comme ni ma la ko waxee léegi rek ci ñun la yàlla jaarale mu toog fi ndax wenn carte bu ko amee ci fii jëru koy xeeb parce que nit dana gagné élection ci benn carte moo tax mu gagné ko kon ñun bum ñu xeeb liñ ci waxit mooy tante yi seer na bindu nag yomb na mais fay bindu ak fay bokkut mbaar yi am na ci ñoo xam ne jël nañ mais fi mu toll nii ñaar dërëm yu nekk seen poche yoo xam ne ñun mën a fay la yoruñu ko kon lool buñ sañoon daal mu gën ñoo jàppale bu baax a baax ndax doon na loo xam ne daal lu ñu naqari la suñ ko waxee mu dégg ko ak suñ ko waxut lépp ci bokkeem def nañu loo xam ne daal lu ñu naqari la wax dëgg yàlla ndax nii mu ñu defal mbaar yi daal tàgguwuñu dafa wóor ñu waxtaan defuñu lenn te ñun jaaykat yi dama bëgg ñu xam ne ñun ci Sénégal la nekk nan xam ne doole joo xam ne ñëpp mën nañu yor ay place amu fi bépp marché boo dem ci Sénégal daa am ñuy jaay ci biir am ñuy jaay ci biti cantine ñëpp mun ñoo maase am ko ba ci Europe sax am na koo xam ne la muy jaay ci mbaggam la ko teg am ci lu mu ci yaakaar kon bu ñu jàppee ni ñëpp dañoo war a nekk ci biir marché yor cantine di jaay rek loolu mënut a doxee noonu nan ñu organiser ñu wàcc kaw yoon bi jaar li lal foo xam ne duñ déranger kenn seen jàppale nit ñi ba leen fiy teg di leen wateel pour ñu jàppale nit ñi la waaye pour sonal nit ñi yaakaar naa taxul ñu leen wateel waaw ñoo ngi jégg lu baax nag bu fekkee kàddu yi am na benn boo xam ne bu ci diis la doomu aadama moo matut ñu waxee noonu boole koog naqar su jubee it yàlla mu nga xam ne moo ñu sàkk moo dogal mu jub ñoo ngi jégg ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. dara parce que ay mbaar 100000 francs te ñun jaay ñu dara mu wàññi 10 000 mënoon na def sax mbaar yi 50 000 la njëkkoon a wax mu gis nit ñi rek ne 100000 jékki-jékki rek ne 100000 loolu dafa métti trop loolu dafa métti waay. soxna si nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. man maa ngi tudd Oumy nga dëkk Wakaam di daan sa doole ci marché bi ñu ngi gis yaa ngi fi def ay yére bébé yu rafet macha allah di ko jaay tey jii mairie bi nii da teg fi ay dant yoo xam ni si ngeen war a mën a lonk seen bagage pour mën a jaay nuy nekk tant yooyu pour ngeen jot si il faut kenn ku nekk fay li nga xam ni moom moo di 100000 francs alors loolu yow nan nga ko déggee. waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Wakaam yëpp waa di wax la ñoo ko bokk gisandoo parce que man dama xëy ñëw pour jàpp place yow ay 4 heures du matin ñëw te ma ñëwee gis gars yi gaara seen oto commencé wàccee seeni tente ku nekk a jàpp ñu commencé tente ma gis tente yi rafet macha allah rafet na wax dëgg yàlla ba pare nañu protéger pour naaj bi quoi ma commencé kontaan naan ay waay Aziz ñëw na léegi ñu nekk nañ ay tubaab xool ñëpp commencé di fecc ñu jékki saa waa ji ñëw mu ne waa léegi tente yi pare na léegi dañ leen koy jaay waa léegi ñu ne ñaata mu ne tente bu nekk 100000 yow tam xam nga ne 100000 loolu dafa bëri surtout ci lii nga xamante ne lii la ñuy jaay ñun bañ a toog rek dañoo ñëw pour daan suñ doole donte moom ñëw na mu nekk maire bu bees waroon na dawal yërmaane bu baax si nit ñi si waa Wakaam yi ak niñ ko jàppalee mu dawal yërmaane bu baax xam ne tamit 50000 ci lii nii lii dafa ndaw ba pare dèjà ma sama place lii sax xajuma si ndax mënuma engagé 100000 ñun xanaa ñun dañuy liggéey ba pare kon li ñu jot am bénéfice bi mu néew mu bëri dañ ko koy jox dem toog. mais est-ce que mënoo leen ko def ay bokk tamit benn place bu nekk ay bokk non buñ ko bokkee duñu arrangé
parce que maanaam am na ñoo xamante ne moom na leen arrangé mooy ñi nga xamante dañuy teg taabal teg ay lam tuuti te ñoom tam buñ bokkalee du tere seen bénéfice day dem parce que du leen arrangé ah ñun luñ gënaloon sax mooy comme ni ñu fekkee woon noonu ci korité bi xam nga dafa ñëw dafa ñu 10 000 ñu dagg ku nekk indi sa parisol mënoon na bàyyi noonu rek donte day def sa ay 30 000 wala mu def ay 15 000 baax na mais mu dawal yërmande xam ne ñun suñ doole bëriwul dañuy ñëw pour daan suñ doole ngir jàppale suñuy borom kër te na ko leer ne man bu ma fayee fii 50 000 man omelette ci boppam man moom laay tabaskee Aziz maa ngi la koy wax gis nga bés bu ma fayee fii 50 000 omelette laay tabaskee sama kër te maa ngi dëkk Wakaam Ngéwél kër Njaw Fay yow xam nga bu baax léegi nag bu ma sañoon mu dimbali mu wàññi bu baax a baax mu gën a wàññi te xam ne ñun ay jigéen lañ dañuy daan doole fii lañ yaakaar buñ toogee ne place yi dafa seer du ñu liggéey parce que góor ñi mënuñu lépp góor ñi dañuy jàpp fii ñu jàpp fee na dawal yërmande bu baax a baax ci waa Wakaam keroog bu mu faloo fii laa nekk def lu ma musul def di fecc di soufflé ñii ñëpp di ma xool naa kon kii day def lii parce que dama kontaan ah bu ñëwetee mu gëstu bu baax lii ma wax dëgg yàlla rafet na tubaabe na nice na mais dafa seer na trop nañ si jàppale rek waaw ba pare moom it toogaay bi yal na ko jig te yan wi yal na oyof ci barkeb Seydina Mohamed. salaamaaleykum mbokki Wakaam maa ngi nuyu ku si nekk si tur ak santam di ko fekk fi mu toog jox ko wàccuwaayam man maa ngi tudd Mame Pathé Ba nekk président commission allées marché donc vidéo bi dama koy def suite ay benn vidéo buy circuler ñu cité ma nommément ma bëggoon apporter ay éclaircissement par rapport à information yooyu di circuler mais avant ñuy dugg ci vif du sujet boobu dama bëggoon apporter quelques éclaircissements concernant li fi jàll parce que marché Wakaam ñëpp xam nañ ne ci biti marché bi dafa amoon ñu fa doon jaay après Korité bi ñu def benn opération de désencombrement ñu dindi fa ñi fa doon jaay léegi nag bi ñu ko defee ba pare ñu def ay séance de travail ak ñi jaaykat yooyu noonu ñoom ñu ñaanoon maire mu may leen ba tabaski bi jàll après échange yooyu noonu si la maire décidé may leen 20 jours au lieu de 10 jours parce que ñëpp xam nañ ne marché Wakaam foofu Korité bu jotee ak tabaski dañ ko daan dagg étalage sur 10 jours nit ñi ñëw di fa jaay ñu ko doon dagg ay place de 1,50 m wala 1 mètre di ko jaayee 15 000 wala 20 000 donc Korité ak tabaski noonu la doon demee léegi nag si daggu Korité bi tabaski bi on a essayé d'innover parce que aussi dañ bëgg affaire bi gën a jëm kanam gën a baax gën a ñoŋ ñu am idée wu defar ay chapiteaux pour installer ko foofu noonu et toujours dans la même logique ñu xëccaale courant bien réglementé installé par des professionnels ba mu nekk installation bu baax léegi nag loolu noonu bi ñu ko defee ça a un coût boobu noonu moo tax ñu estimer prix yi ne léegi comme te dañ daan louer espace bi noonu kase 20 000 francs te ñi ñu koy louer bu ñu paree ñoom dañuy dem uti ji bâche ñëw bâchal seen bopp suñu paree si loolu demaat fay ji ay électriciens yoo xamante ne bii nii dañuy xëcc fil fee fa ñu fayaat leen loolu mu nekk 3 paiements pour ñoom ñu ne nañ regrouper yëpp def ko benn pack mu nekk espace bi ak bâche bi ak courant bi ñu louer ko ce qu'il faut savoir nag mooy que ne louer wu ñu bâche espace la ñuy louer espace bi c'est 1,50 m sur 1,50 m ñu koy louer à 25 000 francs parce que loolu lañ doon louer à 20 000 francs en temps normal ñu dolli ci chapiteau bi dolli ci courant bi di ko louer à 25 000 francs léegi nag biñ ko defee loolu jur ay polémique donc ba am ay nit yu taxaw def ay intervention ne dañuy louer place 100 000 francs alors que bâche bi mooy def 4 places ñuy louer place bu nekk 25 000 francs donc loolu moo indi polémique bi donc éclaircissement yooyu lañ doon bëgg a def pour waa Wakaam comprendre loolu comme quoi que ne c'est pas les places à 100 000 francs c'est des places à 25 000 francs ñun lu ñuy louer. nag sur demande du maire bi ñu defee lii parce que paiement yi dañ ko def paiement groupé au lieu ñuy bàyyi 4 personnes yi war a bokk bâche bi ñoom ñëpp ku si nekk ñëw di fay 25 000 pour leur faciliter la tâche et faciliter seen cohabitation dañ leen wax ne nañ dajale seen lii ñu def ko benn paiement si turu kenn nit loolu sax moo gën a indi turu 100 000 francs mais c'est pas place à 100 000 francs maintenant nag maire si toujours am nañ ne ak conjoncture bi nii dëkk bi cher na coût de la vie bi metti na actuellement nii pour mën a gën a satisfaire population il nous a demandé de faire une réduction si coût installation yi donc au lieu que ñuy fay 25 000 bâche bi il nous a demandé que ñu wàññi ko
ba mu gën a lii pour que mu gën a yomb si ñii di jaay. Donc tout ça c'est des actes posés par le maire parce que il est à l'écoute de la population et liggéeyal population bi moo ko tax a jóg. Comme ñun ñii di ay ndawam aussi liggéeyal population moo ñu tax a jóg toujours pour améliorer cadre de vie améliorer nekkinu waa Wakaam loolu moo ñu tax a jóg. Donc ñu ngi leen di remercier ku si nekk si turam ak santam jërë ngeen jëf.